Asalaamaaleykum amis téléspectateurs de la VFtv. Merci et bienvenue dans votre émission à la découverte de à la découverte de nekk émission boo xamante ni dina leen dimbali ngeen mën a xam lépp loo xamante ni dafa nekk ci dëkk bi lu ñu war a wone wala lu ñu war a xam fu mu féetee tey jii à la découverte de dafa doxantu si ci fii nga xamante ni mooy centre islamique de formation et de documentation CIFOT de Diourbel di centre boo xamante ni dañu lay permettre à ce que nga mën a def li nga xamante ni mooy njàngum alquran ci 3 mois tey nag ñu ñëw fii mu ngi féete fii ci école bi ñu naan groupe scolaire Khadim Rasoul ñu gën ko xam ci Kër Khadim ñu ñëw fi nag ngir yéen ñi nga xamante ni yéen a fare ci dëkk bi biir njaareem ak li ko wër ngeen mën a xam bërëb bii nii ana lan moo ko wundu ak bërëb bii nii nan la ñuy doxalee li nga xamante ni mooy njàng miñ fi wax daanu ko def ci 3 mois kon dañuy ànd ak yéen ci biir daal di dem à la découverte du centre islamique de formation et de documentation CIFOT de Diourbel tàmbali nañu nag tey li nga xamante ni mooy formation bi mu yamoo ak le 28 juillet di dimanche tey ñu tàmbale ko 10 heures daanu ko jeexal 13 heures kon damay ànd ak yéen ñu daal di découvrir li nga xamante ni moom moo am ci biir. Téléspectateurs yéen a ngi toujours ci seen émission à la découverte de ñu daal di ñëw ci fii nga xamante ni mooy centre de formation islamique centre islamique de formation et de documentation ñu naan ko CIFOT de Diourbel voilà ñu ngi nekk nag actuellement ak le responsable du centre sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax. bàyyi la nga nuyoo ak les téléspectateurs de la VFtv daal di présenter un peu centre bi. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziare téléspectateurs yi téléspectatrices yi di am kontaan bu baax dalal leen si CIFOT Diourbel man Mouhamed Fall laa tudd maay responsable centre bi fii à Diourbel donc CIFOT dafa nekk centre boo xam ni li ko yitteel mooy jàngale alxuraan nan la ñuy fexe ba suñu mbokk yi nga xam ne ay francophone lañ doon ay intellectuel nan la ñuy fexe ba gunge leen ba ñu mën a liir alxuraan mën koo jàngin bu wér loolu moo tax a jóg CIFOT mu nekk centre boo xam ne nag yaatu na ci Sénégal Dakar bari na lool ay bërëb yu mu nekk fii à Diourbel ñu ngi fi yëngatu boobaak léegi ëpp na at ñu ngi suñu 4e session bu ci nekk 3 mois lay durer bu 3 mois yi jeexee muy 12 semaines dañuy évaluer bu ñu évaluer auditeurs yooyu dañuy jàll ci beneen niveau 2 ñu amaat beneen ubbiwaat beneen niveau 1 ainsi de suite noonu la ñuy def ñu nekkoon niveau 2 continuer niveau 3 ñu nekkoon niveau 3 continuer niveau 4 ba actuellement am nañu 4 niveaux am nañu niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 actuellement bientôt ñu ngi jëm ci évaluation yi pour ubbiwaat 5e session bi ñu nekkoon niveau 4 kon donc ñoom dañuy dem niveau 4B ñu nekkoon niveau 3 dem niveau 4A donc niveau 2 dem niveau 3 ñu nekkoon niveau 1 mooy ñi ngeen fekk ci ni ñoom dañuy dem niveau 2 li defee ñu amaat ñeneen ñu bees ñoo xam ne ñooy ñëw niveau 1 centre bi aussi am na ay encadreur yu fi nekk du man rek ndax peut-être man maa nekk fii ci niveau 1 boobaak léegi xaw na yàgg am nañ ci expérience pour dalal arab ñu encadré leen ci 12 semaines yi ñu mën a lire alquran xam naa léegi di ngeen ko testé ñu leen booleeg ñaari auditeur ñu lire ngeen déglu bu ñu ci jógee ñooñu bu ñu jógee fii dañ dem niveau 2 niveau 2 ñu fekk Oustaz Modou Diouf moom it ku am expérience la mooy leen di dalal ci niveau bi ñu jëlee niveau bi ñu am niveau 1 xam dañu mën a lire de manière syllabique pour accélérer lecture bi
dugg ak ñoom si sourate Yaasin ñu jàng si lu baree baree bari ak si yeneen suurat yu baree bari yoo xam ne dañ ko jàng ba gën a yokk seen culture ak seen lecture ñu gën ko yokk gën a familiariser wu ak livre bi. Niveau 2 bu ñëwee niveau 3 aussi day fekk oustaz Diop Mohamed Diop moom it jàmbaar la ci spécialiste la ci mu dugg ak ñoom si yeneen suurat yu bees ñu découvrir lu mel ni suuratul Kahf ñu jàng si lu baax a baax lu bare ba miin ko lépp rek dañ leen di pousser à ce que ñu familiariser wu ak téere bi. bu ñu si jógee niveau 4A lañ fa fekk oustaz Ndiaye Mohamed Ndiaye moom it mu dugg ak ñoom si théorie nan ci théoriser maanaam lecture du Coran li ñuy wax la science li ñuy wax ilmu tajwid muy xam-xamu tajwid nan la ñuy jàngee alquran comme ni ko yónni sallallahu alayhi wa sallam diglee moom lay dugg ak ñoom ci ahkaamu nuun saakina wa tanwin ba ñu xam nan li ñuy jàngee alquran nan lañ ko war a jàngee ak lan mooy règle yi nga xamante ni moom la ñu war a appliquer bu ñuy jàng alquran ci niveau 4 nañ ko gis ak oustaz Ndiaye bu ñu fa jógee aussi danoon gën a améliorer loolu ci niveau 4B ainsi de suite ba keroog ñuy jeexal formation yi nga xamante ni wala module yi nga xam ne moo nekk ci biir centre bi noonu la ñuy améliorer ñu continuer benn par benn chaque fois ñu découvrir lu bees mais toujours objectif mooy bu familiariser wu ak livre bi ba mën a mokkal aussi lu baree bari waaye mën ko miin ba fu ñu ubbee alxuraan mën a jàng sans ñu am benn difficulté waaw mbooleem science yi nga xamante ni mooy accompagner lecture bi ba mu mën a normal ba nga mën a am bëgg-bëgg yëg-yëg ci téere bi mbooleem science yooyu yëpp day ànd ak njàngale mi moo am ay science de tafsir lay doon parfois ci yenn aaya yi bu laajee yenn explication ci benn sababu nuzul wala benn secret bu nekk ci aaya bi bu Yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon yëpp dañ leen ci accompagner pour que ñuy gën a miin téere bi waaye di gën a bëgg li nga xam ne mooy alxuraan bi loolu daal mooy objectif ci FOT booba ak léegi fii à Diourbel fa ñuy gis résultat yi nit ñi ngi ñëw vraiment di suivre formation bi ñu ngi gis ne yi tamit vraiment am na njariñ ndax bari nañu baree bari ñi fi nekk ñoo xamante ni ñeneen ñoo suivroon formation mu intéressé leen ñu woo leen ñoom ñu ñëw ça veut dire que ñi nekk formation bi ñu gis intérêt ba ñoom ñooy mujj nekk vecteurs yi pour mën a tasaare vraiment kii bi yokk def promotion wu centre bi ñoom ñi suivre formation ñoom ñoo koy defal seen bopp ça veut dire que kon ñoom ñu ngi ci gis intérêt. am na solo trop ci ay explication ak orientation pour sunu téléspectateur yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel di ñu seetaan ci solo si nga xamante ni seen centre islamique de formation bii nii am na ko waaye itam ñu bëggoon xam ban âge parce que su ma amee seetlu gisuma fi gone daanaka mag ñi ñoo fi ëpp ban âge moom mooy am accès pour ñëw di jàng si fii wala âge yëpp ngeen souhaiter les bienvenus. waaw pour centre bi moom ñi muy recevoir mooy ñi nga xam ni ay mag lañ ay cours adulte la ñi nga xam ni mag lañ et puis ay intellectuel lañ jàng nañu mën nañoo lire français mën nañoo comprendre léegi dañ leen di indi nag pour accompagner leen pour ñu mën a découvrir pour ñu mën a lire alquran aussi pour ñu pousse leen aussi pour ñu familiariser wu ak livre bi boo gisee kii bi noonu lañu concevoir centre bi xam naa après naa la expliquer tuuti sax si kii bi si module bu njëkk bi module de base bi 12 semaines yi niñ koy jàngee pour ñu xam ne juste bu fekkee koo xamante ni xale la xëj na rythme bi ñuy jàngee dina gaaw si moom bu fekkee koo xam ne it musul jàng benn langue dina xaw a jafe si moom pour mu mën a suivre normalement mais bu dee un intellectuel déjà qui maîtrise déjà le français donc du jafe si moom pour mën a suivre mën a lire correctement dans les 12 semaines mais bu dul loolu dana xaw a jafe moo tax centre bi dafa spécialisé wu pour si les adultes francophones.
les adultes francophones kon mbokk yi yéen a ko déggandoo école bi ñooñu noonu la ëpp ci ñoo xamante ni ñoom lay recevoir fii ndax xam nga ni jamono ji ñu toll daanaka ak préoccupation yi bare bari jot gi day bari dimanche kese ngeen fiy nekk. waaw pour le moment dimanche matin lañ fi nekk waaw ndax de 10 heures à 13 heures voilà 3 heures par semaine moom la ñuy def te gis nañ ne ça suffit pour 12 semaines yi vraiment auditeur bi mën a lire correctement. semaine bu ne benn dimanche ngeen koy def ak jàngal mag ni mu méttee est-ce que njàng mi mu ngi niveler vers le haut yéen a ngi gis ni affaire yi mu ngi avancé wala parce que mag jàngal ko yombul bu fekkoon xale nee nañ dañuy misaal ñu ni mag boo ko dee jàngal mu ngi mel ne nga teg paanu ndox boo bindee rek daanaka booy teggi sa loxo muy defaat nii ndax itam ñi ngeen di jàngal en tant que ñu nekk ay mag yéen a ngi gis que ni ñoom yëf yi ñu ngi ci avancé daal. effectivement mi ngi am ay amélioration bu baax a baax c'est vrai que loolu dëgg la jàngal mag yombul mais moo tax toujours du ma bëgg utiliser turu maanaam terme jàngal ndax fii boo xoolee du jàngal mag ndax ñii ñëpp jàng nañ ba pare donc dañ leen di orienter tout pour ñu découvrir pour ñu dolli beneen langue bu ñuy wax jàngal mag fi muy jafee dëgg-dëgg mooy ko xam ne mosul jàng dara mais koo xam ne déjà maîtriser nga benn langue à partir de langue boobu ñu jaar si pour installer beneen yaakaar naa du jafe rawatina tamit mu nekk ñoo xamante ni dañu am motivation bu ñuy ñëw dañuy bëgg jàng alxuraan mu jaral leen lu baree bari moo tax boo leen encadré tuuti rek da ngay gis ne ñoom dañuy demal seen bopp juste ñu 1 mois 4 semaines bu ñu defee reconnaissance ak lettre arabe yi déjà ñoom dañuy commencé dem ak seen bopp kon ñun dañ leen di pousse rek un peu orienter leen pour ñu découvrir langue arabe bi bu ñu ko découvrir rek da ngay gis ne ñoom dañuy mën di dem ak peut-être exercice yi muy àndal à la maison ñuy def exercice yi bu ñëwee ñu corriger exercice yi jëlaat beneen règle grammaticale dem pare defaat exercice yi vraiment amuñu problème vraiment ak vraiment module bi diisul benn gis sentirun benn yoon ak diisaayam daal vraiment. aca mongo kon module yi diisul benn yoon ñoom sentiruñu ko aussi nee nañu orientation rek la et que mag ñi dañ leen orienté waaye daanaka kenn jàngalu leen kon yéen mag ñi nga xamante ni yéen a ngi ci nekk ci seen i ay kër nekk des intellectuels et autres wala ngeen nekk ci bureau yi liggéey bi njatt leen ba daanaka jot ngir jàng alquranul karim gi sax amaana di jéggalu ci wax ji dana xaw a manqué tuuti ndax yittee jamono yi kon am ngeen possibilité ak waa ñi nga xamante ni ñooy centre islamique de formation et de documentation CIFOD nekk fii ci Diourbel nekkit fële ca Ndakaaru kon yéen kilifay dëkk bi yéen ñëpp woo nañ leen ndax mën nañoo àndandoo daal di découvrir un peu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci njàng mi ñu am ci benn ba ñaar xool ndax yëf yi mu ngi avancé waaw bu mënee nekk ñu. technique Ahmadou Bamba professeur d'électrotechnique waaw. tey lan moo la motiver à ce que nga ñëw ci bërëb bi ngir njàng mi nga xam mooy njàngul alxuraan bi. dama gis ne maa ngi doon jàng ci phonétique bi français bi mooy alxuraan mu ñu kii phonétique bi waaw ma gis ne prononciation bi des na bon ma dégg ne sama xarit jaar nañu fii ñu gis ne du ñu jàng kii na ma bëgg a améliorer sama prononciation moo ma fi dugal aussi ça avance waaye. jëf lu ñuy avancé dem daal di xoolaat keneen ci sunu ay. Les spectateurs de la VFtv ñu ngi nekk toujours ci centre islamique de formation et de documentation CIFOD de Diourbel ci seen biir émission à la découverte de une découverte vraiment boo xamante ni poussé nañu à ce que tey ñu gis lu nu mësul gis Diourbel j'ai vu des autorités j'ai vu vraiment des personnes yoo xamante ni elles sont autant pour moi très responsables des professeurs des directeurs d'école et autres ñoom ñëpp ñu ñëw fii tey ngir lii nga xamante ne mooy alquranul karim bi ñoom ñëpp ñu dem à la découverte de ba mu andi leen fii ñu bëgg a yokkaat li nga xamante ni mooy seenu njàng léegi ñu ngi waxtaan ak
responsable centre bi mu ngi ñuy xamal ni fii nii non seulement dañu fi ñëw waaye tam ñi fi ñëw ñëpp dañu fi ñëw pour ñu orienter leen ndax mag dañu koy orienter kon loolu am na solo lool dañuy daal di jël kenn ci ñi nga xam ñooy auditeurs yi muy auditrice bi madame Guèye voilà ñu bàyyi la nga présenté wu ak sunuy téléspectateurs mais itam nga daal di témoigner un peu par rapport ak bërëb bi ak tamit li ngeen fiy def. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu waxtaan bi di nuyu nag ñi ma bokkal promotion di nuyu sama oustaz ak oustaz yi nga xamante ne bii yëpp jot naa jaar ci ñoom. waaw man maa ngi tudd Mariam Guèye ñëw fii nekk auditrice di jàng alxuraan. may rafetlu nag njàng mi ma fi jot a jàng parce que bi ma fiy ñëw dama doon fortaatu rek comme avant may dugg école dañ ma duggaloon may jàng alxuraan jàng daara su école tëjee ñu yóbbu ma ci école bi ma jàng mais taxul woon ma maîtriser amoon naa quelques saar yu ma doon jullee mais mënuma woon lire bi ma ñëwee déggee Sifot ñi ngi ñëw Jurbel ma ne xaaral ma dem inscrire ñu ne ma boo defee 3 mois di nga mën a lire ma ne loolu doy na waar de 3 mois rek mën naa ci lire ñu ne ma demal nga xool ma ñëw inscrire commencé parce que fii ay niveau lañ ko def ma ñëw inscrire niveau 1 ma def 3 mois ñuy évaluer ci 3 mois yooyu rek déjà jàng naa ci lu baree bari parce que foofu laa jàngee alphabet alxuraan bi yëpp foofu laa ko jànge commencé lire suratul Yaasin muy suñu texte support bi ñu liiree suratul Yaasin boobu muy suñu texte support bi ñu defee 3 mois ñu évaluer ñu dem niveau 2 niveau 2 aussi bi ñu demee jàng nañ fa lu baree bari parce que foofu lañ commencé tajwid bi ñu defee foofu tajwid jàngal nañ ñu lu bari naka la ñuy defee ay liaison naka la ñuy defee fusion ay assimilation totale assimilation partielle foofu lañ jàngee yu bari ci niveau 2 bi ñu paree foofu dem nañu ñu évaluer encore ñu dem niveau 3 bi ñu demee niveau 3 ñu jël suñu texte support mu nekk suratul Kahfi moom lañ doon lire biñ koy lire foofu aussi def nañ tajwid am na yu bari yu ñu fa jàngal ñu pare ci 3 mois yi ñu évaluer ñu dem niveau 4 fi mu nekk ni ñun promotion bi ñun ñoo nekk niveau 4 ñun ñooy première promotion ñun ñoo commencé njàng mi fii ci école Kër Xaadim Rasoul niveau yi dem na ba 12 mais ñun fi mu nekk nii ñu ngi niveau 4 ñu ngi 4e niveau waaw mais vraiment 4e niveau bi jàng nañ fi lu bari fii suñu texte support mi ngi nekk suratul Baqara fi mu nekk nii ci suratul Baqara la ñuy lire njàng mi am na importance lool parce que lecture courante lañ lay jàngal nan ngay lire ba nga xamante ne bii doo damm yax benn yoon di nga ko lire di nga ko maîtriser fii jànguñu pour mémoriser parce que mémorisation pour ak ay mag yombul mais di nga lire ci début kaamil bi ba ci fin bi di nga ko mën a lire ak lecture boo xamante ne bii macha allah doo def benn faute loolu la ñuy jàng fii am na solo lool waaw. mooy li ma wax sànq mag boo ko bëggee imposer pour mu mémoriser day metti lool waaye li ëpp solo mooy mën a toog sa kër julli ba pare lal sa sijaada ubbi sa kaamil di jàng loolu Sifot dina la may ces possibilités en tout cas merci encore une fois Raymond yéen waa Sifot ci tàbb gi ngeen tàbbiwaat fii ci dëkk bi ci njaareem salle bi maa ngi fiy gis ñu bari muy mel ne kii nii moom mooy li ko motiver à ce que mu ñëw fii ci centre de formation bi. waaw asalaamaaleykum mbokk yi yëpp maa ngi leen di sant di leen di gërëm di rafetlu aussi waa VFtv parce que lii aussi pour mu mën a siiw rek ni ngeen fi ñëwee tey ñun dañ cee kontaan lool. c'est vrai que ñun témoignage bi ñu mën a jox ci waa Sifot rek mooy daf ñoo may loo xam ne moo ñu manqué woon parce que nag presque ñun ñëpp presque avant ñuy dugg école am na lu ñu jotoon a jàng waaye nag loolu taxul woon ñu mën a maîtriser ni ñu maîtriser tey lecture alxuraan bi waaye en 3 mois vraiment gis nañ loo xam ne ci ñun soppeeku la parce que li ñu réeroon yëpp man kaamil alxuraan bi mësuma ko ubbi di ko lire mais actuellement mën naa wax ne foo ma ubbil mën naa cee lire te loolu nag grâce à Sifot appel bi may def nag mooy di lancer appel waa njaareem yëpp ñi nga xam ne peut-être que loolu dalee na réeroon ñu ñëw Kër Xaadim mën a inscrire Sifot tous les dimanches la à partir de 10h ba 13h loolu ku ci nekk ci ñun mën na ko
suñu defee effort rek parce que nag lépp lu ñu mën a wax mooy alxuraan bi moom mooy njëkk te moom mooy mucc te ñun ñëpp dañ cee war a góorgóorlu liggéey bi nag am na solo am na kii mais amul alxuraan moom kenn amul fayam mooy mucc ci ñun ñëpp mooy njëkk ci ñun mooy mucc ci ñun loolu daal la amoon appel bi nga xam ne moom lay kii quoi def. Atia merci beaucoup merci encore une fois fonction bi ngay occupé tam ci dëkk bi soo paree expliquer ñu un peu tamit ci li nga xamante ni mooy njàng mi fii ndax mu ngi avancé bu baax a baax ndax amoo leen ay difficulté ci jàngal tam aussi ñi nga xamante ni ñoo fi nekk. asalaamaaleykum sëriñ bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax man maa ngi tudd Mamadou Ndiaye jàngalekat la au CM de Tookigaar jàngalekatu arab yàlla dogal ñu bokk ci ñi nga xam ne ñun ñooy jàppalante ak suñu paa yi pour ñu mën a leel Alxuraan ñu kontaan ci lool nag ndaxte wax dëgg fa yàlla ñoom d'après fonk gi ñu ko fonk rek war nañu mën a motiver ba ñu gën a sawar ci liggéey bi aussi yéen aussi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci liggéey bi ngeen di def nii ndax daf ñuy permettre vraiment ñi nga xam ne jotuñu woon am information bi ñu am ko ba mën a ñëw ci liggéey bu am solo bi ñuy sant aussi waa Sifot ci liggéey bi ak initiative bi njàng mi wax dëgg fa yàlla mi ngi avancé bu baax a baax a baax a baax xëy na nag njàngu mag moom dafa jafe waaye ñoom fonk gi ñu ko fonk tax na ba wax dëgg fa yàlla mi ngi am avancement bu baax a baax a baax a baax par 3 mois yu nekk ñu avancé jóge ci niveau dem ci beneen niveau ba su fekkee ne yaa ngi gis mag ñi nga xam ne vraiment bi ñu ko commencé yàggut ñuy lire soratu Baqara lecture boo xam ne nag sax lecture bu am solo la parce que dañ koy lire respecté tajwid respecté vraiment li ñu war respecté kii lire alxuraan yëpp wax dëgg fa yàlla mën nañu wax ne am nañ ci avancement bu baax a baax a baax ñun aussi amuñ ci benn jafe-jafe wax dëgg yàlla ci liggéey bi ndaxte liggéey bi comme mi ngi avancé ñi ngi ko seqal vraiment bëgg nañ ko ñi ngi ci avancé wax dëgg fa yàlla avancement am na ci bu baax a baax ci côté niveau ñu ngi leen di sant bu baax a baax jërëjëf. Atia merci beaucoup jërëjëf monsieur Ndiaye jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu àndandoo ak yéen duggaat ci yeneen saal yi ak yeneen niveau yi. Spectateurs de la VF TV ñu ngi toujours ci centre islamique de formation et de documentation Sifot de Diourbel boobu ba léegi ñu ngi nekk di ànd ak yéen ci li nga xamante ni mooy niveau yi fi mu nekk nii nag ñu ngi ci niveau 3 bi maanaam yëf yi mu ngi nivelé di dem vers le haut ñu ngi gis que ni tam am na wax dëgg fa yàlla ay jeexital yoo xamante ni mi ngi am ci njàng mi léegi dañuy àndaat ak yéen demaat ci keneen mu daal di ñuy defal lecture bi ñu xool niveau 3 bi 1 bi 2 bi ba 3 bi ndax yëf yi mu ngi am avancement bu baax a baax waaye itam dañ koy bàyyi mu présenté wu ak sunu ay mbokk yi téléspectateur wax tamit fonction bi nga xamante ni moom lay occupé ci dëkk bi. asalaamaaleykum man Mamadou Ndiaye laa tudd surveillant général laa nekk au lycée de Ndayane lycée d'enseignement général bu Ndayane. kii autorité yi nekk ci dëkk bi ak li ko wër nga nekk professeur nekk directeur wala directrice école wala foo mënti nekk ak loo mën a occupé ak occupation boo mën a am nga jaayante benn dimanche rek ci 3 mois nga daal di def nii sama papa yeeg suma yaay di def kon dañuy àndandoo dem ci soxna Sele moo war a liir moom. maa ngi tudd Doussou nekk ci lycée d'enseignement général surveillant foofu. bismillaahi auzu billaahi mina shaytaani xul innama aba bashrum mislukum yawma haya ilayya amma annama ilayhum ilahu wa xidu faman kaana yarju laxaa rabbihi fal yaxmal xamala saalixaw la yusrik bihi baadati rabbihi ahada.
Sadaqallahul azim, merci beaucoup macha allah moom mi surveillant la fële ca lycée d'enseignement général bu Diourbel moom itam jël ci dimanche mi jox ko alquranul karim gi macha allah shukran yàlla na lépp baax. gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonentam tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di wax ni ñun ñu ngi tudd Samba Fall nekk adjudant chef de police à la retraite et nekkit fii ci Sifot Sifot nag mënul def lu dul ñi nga xam ni ñoom ñoo leen diite dalee ko ci fàllu ndiim ba ci ki gën a suufe ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla guddal seen fan may leen wér barkeel leen barkeel liggéey bi ndax nag it kontaan nañ trop ci lii nga xam ne moom lañ def ndax fekk ñoo xam ni départ ba mënul woon dara ñu déparé ci niveau 1 ba niveau 3 ba léegi loonu jox ci kaamit ñu mën ko xool kon sant nañ leen gërëm nañ leen di sant di gërëm it ñi nga xam ne ñoom ñoo nuy jàngal muy la déparé ci niveau 1 niveau 2 ba niveau 3 jàngalekat yooyu yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen ñaan yàlla bindal leen yiw guddal seen fan may leen wér barkeel seen njaboot et di gërëm di santit élèves yi nga xam ne ñooy itam tàyyi wunu bàyyi wunu kon mënoon def lu dul ni jërëjëf seulement am na nag ay doléances yoo xam ne waxoon nañ ko fi mooy communication bi dafa doyul il faut ñu def ay communiqué ci presse bi yéen a ngi ñëw dinu filmer presse écrite presse télévisée ak presse parlée yooyu yëpp war nañ ci mën a wax ba nga xam ne tey nit ñëpp dañ mën a ñëw seulement communication bi daal moo xaw a des kon nag nan fexe ba nga xam ne nit ñi nañ ko yëg ndax bu ngeen bindee rek mu def ay affiche du ñëpp a jàng te am na ñoo xam ne seen xel sax du ci nekk kon na ngeen fexe ba nit ñëpp daal ñëw te def naa ni ku ko yëg ku nekk da nga ñëw mun def lul di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni lii yàlla na yàlla def mu jëm ca kanam te ñun ñu fiy jàng ñëpp it yàlla na yàlla def lépp luñ fi jàng rek yàlla def ñu téye ko ci suñu bopp ba lépp loo xam ni jëlee nañ ko ci rek muy njëriñ alxuraan kenn amul payam kon ki la koy jàngal yàlla doo nga am payam yàlla na yàlla fay ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ciy sonn di gërëm ñëpp di sant ñëpp loolu la ni woon daal dinañ ko ci wax jërëjëf. Athia Mongook merci beaucoup jaajëfal nañ la bu baax a baax ci témoignage yu am solo yi incha allah communication bi dina jàll ñëpp daanu ci jot bu soobee yàlla ak la chaîne des valeurs VF TV Diourbel gi yëpp daanu xam ne Sifot existé na à Diourbel kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant damay ànd ak suma caméraman ñu def le tour daal di terminer nag ak li nga xamante ni moom mooy niveau 4 bi etaan ñëpp nga présenté wax yaay kan ak lan nga doon ci dëkk bi boo paree nga liiral ñu sóorat bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu donc man la sëñ Bay Jaxate nekk di doomu Njaareem di adjoint au maire bu Diourbel yore ONG EGAT dëkk Médinatoul dugg ci daara ji nag ndax ni ñu ko wax rek njàng du wees doonte amoon nañ laytaay joo xam ne jéemoon nañ cee jëfandiku wante lii dafa gën a wóor ñu saytuwaat bu baax a baax njàng mi yaakaar naa ne lii daal méthode la boo xam ne war nañ ko mën a yaatal ba ñi nga xam ne àdduna këfoon na leen ci ndaw ñu mën a dellusiwaat àndaat def li nga xam ne mooy digle yàlla suñu borom bu tedd bi kon daal ñoo ngi sant waa SCOP la defe naa nu mu tuddati organisation bi koy defal Sifot ñaan rek mu gën ko yaatal parce que ñu bari xaj na communication bi dafa jotul donc yéen xaj na ku jaar ci yéen ak seen médium da ngeen ko mën a booster ba ñu bari am ci chance wu ñoo dugg ci aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء لهم مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون shukran jaajëf jaajëfal nañ la bu baax a baax ci njàng mi kon mbokki téléspectateurs yi yéen a ko gisandoo ñu ngi àndoon ak yéen depuis sànq ba tey ci fii nga xamante ni mooy centre islamique de formation et de documentation CIFOT de Diourbel Raymond daal di ci ànd ak yéen ci seen émission à la découverte de muy découverte boo xamante ni ñun ñoo ko defandoo ensemble ngeen gis ko ci seen télévision DJ aux femmes, la chaîne de valeurs. En tout cas, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Merci encore une fois. C'était tout dans votre émission à la découverte de ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.